jamono fait divers tey da yu koy dooree ak teg loxo bi nga xamante ni marine nationale def na ko lu ëpp ñaari tonni cocaïne moom la ñu jàpp ci suñu géej yi donc loolee nag benn bateau bi nga xamante ni ñu ngi ko tuddee la Rosa ci lañ ko defoon am na juróomi nit yi itam yoo xamante ni teg nañ leen ci loxo ñaar ñi di doomi Sénégal kenn ki di doomi Sierra Leone kenn ki di doomi Guinée Bissau ki ci des di doomi Guinée Conakry donc mu nekk beneen teg loxo boo xamante ni def nañ ko ci wàllu cocaïne li muy jaar ci suñu réew mi bëri na trop. Je reposerai la même question que j'ai toujours posée. Cocaïne seer na seer goo xam ne damay laaj ku koy fóon ndax ñun bu ñu amee problème mu añ. am problème mu reer am problème mu ndékki am problème mu jënd ndambeeg pinton nit ñi dugal cocaïne bi ku koy fóon. ah gars yi ngay jëfandikoo de. Ibu. cocaïne bi ku koy fóon. ah leen de mën naa la ko xam nga caay-caay moom xel mu gaaw lay laaj gis nga Sénégal sa position géostratégique dans le monde xam nga man mos naa la ko fa ñun ñoo janoog Amérique ñaari Amérique la route de l'Asie pour l'Europe passe par Dakar donc ñun su dee ñi nga xam ne ñoo yor réew mi gisuñ ci firnde yoo xam ne ñu on aurait dû être l'une des premières nations de navigation commerce maritime bi nga xam ne c'est 80% des marchandises ñun suñu doon lim juróomi dëkk yoo xam ne commerce maritime bi transport maritime bi ñu ngi ci Sénégal waroon na ci bokk comme ñun nag dañu toog rek di xool géej gi di ci def yi kenn xamul di ci tuur mbalit waaw ñi nga xam ne ñoom seen xel dafa gaaw xam nañ ne Sénégal c'est une plaque tournante c'est tout li fiy ñëw li ci ëpp day demaat day transité waaw day transité leneen li mooy xam nga mës naa la ne xam nga ñu ngi naan pétrole be gaz bi commencé 17 naka la ñuy kii naqadee deret xam nga soo amee xaalis da ngay naqadee deret li muy indi tam mooy grand banditisme bi parce que pétrole bi feeñ ci réew mi grand banditisme lay indi je te dis gis nga suñu yokkul suñu kaaraange ay les petits vendeurs de yamba yi nii ils vont aller au chômage parce que taxal rewind les petits vendeurs de yamba vont aller au chômage qui va les remplacer mooy ñii ngay dégg ni le grand banditisme ay crack ak yooyu parce que dañuy dégg ne gangsters yi xam nga les mafias là xam nga fu ñuy dem mooy fi am xaalis dañuy dégg ne Sénégal am na xaalis ñu ne kon fii clientèle am na fi ñu installé li doon transité sax dañuy commencé di naan sama gars yi jarul muy transité comme réew mi am na xaalis waaw dañ koy yokk c'est tout changement de statut bi caay-caay yi moo ciy jiitu ñëpp waaw suñu toogul am stratégie boo xam ne day aar dëkk bi bu yóbboo ñu dinañ ñu d'abord ma prof nga ne géej gi ñun nañ koy xool rek ak di ci tuur mbalit waaw léeg-léeg ñu saw ci sax li ma ñu ne la sœur jumelle de la plage de fële na la Hann waaw nga xam ne ay mbalit rek sa sœur jumelle c'est Copacabana waaw Brésil defal ko ba mu rafet nit ñi di ñëw touristes yi di ñëw ñuy fubal ci géej gi ñun ñu ci tuur mbalit déet xam nga ñun lan moo doon Hann kiyam bi sa vocation di tax ñu def marinage foofu la ñu naroon def genre cité boo xam ne ay milliardaires rek a fay dëkk parce que mooy ñooñu nga xam ne dañuy am bateau ak yooyu loolu moo doon marinage c'est tout mais tilim boo xam ne wala kaan sax bëggu fa dëkk mais marinage Hann parce que kii nu mu tudd ngay ñëw posté ak sa bateau fédération de pêche sportive loolu c'était ça le rôle de marinage c'est-à-dire dafa naroon nekk genre Côte d'Azur nga ñëw garer sa bateau waaw am sa villa dëkk kii di loolu moo doon marinage te mës naa waxtaan ak président fédération pêche sportive mu ne ma am na benn dëkk xaw ma Mexique la xaw ma lu mu doon c'était un petit village de pêcheurs gis nga mujj gi pêche sportive kese def na ko la ville pratiquement la plus riche du pays
parce que day jur économie da ngay gis ñoo xam ne ils traversent le monde entier pour ñëw def fa championnat de pêche championnat de pêche xam nga ne fii da ngay ñëw garer sa bateau yaa ngi janoo géej gi notre climat est bon restaurant yi jolli dañuy fontu rek mais grand yow ndekete bourgeois nga non du ma bourgeois c'est-à-dire da ngay waxtaan ak ñi nga xam ne parce que nit ñi dañu teg seen ay projet depuis plus de 40 ans ah waaw mais xam nga fii moom y a pratiquement presque 22 milliards pour defaraat kii bi bee bi ak yooyu mais xam nga wax jee bare rek 22 milliards yi moom dinañ ko réunion séminaire ko ba mu jeex Ibou Fall am déet yéen da ngeen gis changement yi parce que foofu même xam nga kii pollution beeg yooyu la ñu kii même kii de traitement des eaux ak yooyu yëpp loolu yëpp ci la bokkoon boo xam ne dafa doon nawoon dem ba ay mbaaw mais dafa centre d'épuration des eaux non usine de traitement des ordures nga xam nga ordures yi ñun dong ñoo koy teg fenn di sànni mais soo ko recycler oui da koy recycler mu nekk énergie wala mu nekk leneen yooyu yëpp ci la bokkoon ba tey danañ ko réunion séminaire ko costume dem kii sali dellu si ñu naan wéy kii réunion bi c'était intéressant bind ay documents yu toll nii nag Ibou Fall neexuma ñu ne am nañ 22 milliards pour raxas géej gi defaraat ko mu ne 22 milliards yi dañ ko séminaire ba mu jeex waaw man Ibou Fall neexuma Alaaji Kanji bon ci mbiru drogue bi sànq yaa ngi laaj ana ñan ñoo koy jëfandikoo mais fii Sénégal Boubacar du ñëpp am problème mu ndékki de am na si ñoo xamante ni ñu ngi koy jëfandikoo bu baax a baax. mais ñun majorité bi dañoo am preuve. kii ku muy gaarawaale ma bàyyi ko rek. non gaarawaale woon kenn mais c'est la réalité. mais ñun ñëpp dañoo am problème ndekki de. am na ci ñoo xamante ni amuñu problème mu ndekki. am na ci ñoo xamante ni seeni soirée seeni cocaïne la ñuy fóon ak yi ni mel. ba yenn incidents yi di ci am. mbir yaa ngi fii nii. donc man je pense que ni le problème mooy lan le problème mooy souvent du ma ne du ñu jàpp ñi ñu war a jàpp parce que ñoom ñu ngi def seen liggéey mais booy xool souvent ñi ñu ciy jàpp mooy ñiy dawal bateau bi ñiy garder kii bi maanaam ñi nga xamante ni tey jii bu doon camion la ñu ne ki dawal camion bi ak apprenti bi la ñuy jàpp. mais ki nga xamante ni moom mooy dugal drogue bi dëgg-dëgg parce que cocaïne dafa cher comme ni nga ko waxee. du ñëpp mën a bokk ci trafic boobu la et Ibou Fall mu ngi koy wax sànq suñu dëkk moom moo situé woo maanaam sa situation géographique dafa tax tey jii ni lépp loo xamante ni day génn di jàll il faut mu jaar fii bu jaaree fii yenn saa yi mu am lu mu fi bàyyi et ñun ñëpp xam nañ ni cocaïne fépp fu mu am arme dana fa am. ay gang dana fa am gang yi bu amee rayante dina fa am donc insécurité day daal di taxaw donc c'est un problème boo xamante ni je pense que ni jot na ñu régler ko une bonne fois pour toutes nan lañ koy régler loolu dëgg la armée mu ngi ciy def liggéeyam mais des na parce que itam buñ ne xëy na peut-être am na lu ñu jàpp tey jii nii am na loo xamante ne jàll na am na loo xamante ne dugg na. drogue bi mu ngi ci biir Sénégal loolu c'est un fait. man leen de mën naa la ko wax xam nga ñiy def genre trafic yooyu. koom-koom moo leen ci dugal. mais c'est une économie xam nga. léegi y a deux foog naa ñaari wàll am na ci benn teranga koom-koom bi ci am. soo ko bëggee xeex soo ci deful xaalis ak teranga koom-koom bi ko mën a xeex da ngay sonn rek maanaam di nga jàpp ñaar ak ñett waaye li ci ëpp. da lay rëcc. ndaxte seen koom-koom moo ëpp koom-koomu drogue bi ci àddina bi mën na jënd Sénégal fukki yoon. Oui. Pablo Escobar était plus riche que toute l'Afrique biñ koy jàpp. El Chapo moom dafa doon am xaalis ba comme du xam nu mu koy recycler da koy taal am xaalis ba wóor na leen kii mënoo ci dara da koy teg taal ko nga xam ne koom-koom dëgg lay jur. soo ko bëggee xeex lu mu dee di nga ci def alal bu toll noonu nga tolloog moom benn ñaar ñi koy dundee parce que sooy dindi nit ki lu muy lekk ne ko lii moom bàyyi ko da nga koy jox loo xam ne dina ko faj ci loolu ngay jublu mais jàpp ñaari sàcc ak ñett te loolu du affaire u Sénégal kese. àddina bi yëpp moo ci mën a jublu sinon
wax jay bare rek c'est comme la mer et les vagues c'est-à-dire bii day ñëw kii ci kii bi tefes bi après beneen bi du jeex ndaxte affaire yu ñoo xam ne la moom la ñuy dundee. du ñu bàyyi c'est une lutte boo xamante ni booy xool àdduna bi ñoom ñu ci bëri ñoom ñoo ci joxante loxo donte yenn état yi ñu ci bëri ñu ngi doté ci li nga xamante ni moo di seen pas-pas ci wàllu xeex boobile. donc sànq yaa ngi koy wax kaawu Pablo Escobar kaawu El Chapo ak ñeneen donc c'est benn business boo xamante ni fu mu dugg. ñàkk kaaraange day taxaw déjà parce que ñoom itam ci loolu la ñuy dundee et règlement de compte bi am ci seen biir ñoom maanaam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo seq trafic boobu noonu moom moo gën a métti même que ñoom li nga xamante ne moom la ñu seq ak réew yi ñu koy dugal. parce que tey am na leneen tam kii Mohamed dama mës a seetaan benn documentaire biy nettali bi Harlem révolution kii contestation bi méttee dëgg. ci noir yi. bi ñu bëggee wàññi dooleem dañ fa sotti drogue bi ouais nga xam ne ñii moom la ñuy dundee ñii yàq na leen looloo tax mouvement d'identification noir yi bëj nga xam ne Harlem moo doon kii bi kër bi moo doon penc mi pay mi noonu lañ ko xajamale donc bul foog ne loolu foofu la yem maanaam tey dina bokk ci li nga xam ne suñu bëggee néewal doole benn dëkk. non moo gën a gaaw ci déstabiliser dëkk. moo gën a gaaw ci déstabiliser dëkk. da nga koy maye sax. et tey bokk na ci. même chômeur yeeg yooyu ñi nga xam ne amuñu dara mais da nga leen di ko may benn at ñaar ñu tàmm ko nga def ko commerce toog seen seetaan. et bokk na ci benn politique boo xamante ne yenn dëkk yu am doole yi dinañ ko def tey jii nii bu ñu dikkee xool ni fii ay ressources am na fi fii koom-koom mu ngi fi. xool nañ côté buñ ko mën a jëlee. mëne wuñ ko mais dañuy dikk dugal mbir bi. bu ko defee mooy li ma wax sànq drogue fu mu am ay gang dañuy am xeex day am arme day am bu ñu déstabiliser dëkk bi ñëw piller ressources yi peut-être dem seen. donc ñun on a vraiment intérêt ñu régler problème bi. baax na nee naa la gis nga li ñuy naan ay pétrole beeg gaz beeg yooyu waaye ñun fii la kii ay dañ ciy tabax ay école ak ndóol bi jeex na. ñu ngi doog a am ay problème dëgg. suñuy problème mi ngi soog a tàmbali ndax gaz. mës naa dégg Ablaye Wade di wax naan. am na ñu naan xaw ma Sénégal am na jama yii rek daf ko wax rek daal di ne buñ ko ñaan yàlla sax. ndaxte dëkk yi am jama. non day tas. c'est la même chose. gis nga su dee koom-koom bi dafa dem ba jéggi dayoo. te amuloo nit ñi ko mën a dékku sa réew day tas. parce que c'est une question aussi de ressources humaines. dañuy xam li ñuy def ci xaalis bi dañuy xam naka la ñuy aaree dëkk bi dañuy xam lan la ñuy doyee naka la ñuy doxalee koom-koom bi ak fi ñu jëmee nit ñi mais su dee dafa am xaalis dëgg mooy dëkk yu bëri en Afrique dañu am sous-sol ak yëpp mën nañu jënd pays occidentaux yi mais ña koy yor jànguñu yaruwuñu defuñu dara maanaam seen bakkan la ñuy topp danañ takk ay jabar danañ tabax ay kër ci àddina bi yëpp seen ay dëkk. dara du fa am tali bu baax sax doo ko fa am dëkk bu mel ni Guinée. mën na jënd Afrique yëpp. c'est l'un des pays les plus riches au monde. mais tali bu baax mënoo ko fa am. parce que justement ci loolu la. ñun et c'est là peut-être que suñu chance am ñii li ñu njëkkee te loolu c'est que Sénégal dafa mës a nekk un peu la capitale de l'AOF ñun ñoo njëkk am. formation yi ñu gën a soxla. ñi doon nekk ci Afrique de l'Ouest yëpp. fii lañ doon formé woo fii lañ doon formé. ay Houphouët-Boigny ñi nga fi dégg yëpp. fii Ndakaaru mii lañ doon ñoo di formé wu. ay nga xam ne ñun loolu au moins xaw nañu dimbali. parce que bi ñuy wax ay waxi gaz ak ay pétrole c'est dans les années 70 au Sénégal. xam nga mais gëm naa ni li gën ci ñun. mooy ñu defar nit ñi ba pare nga xam ne lu ñëw mën nañ ko dànkaafu mais lii di ñëw bu yóbboo ñu xam ne nag ñu ngi soog a am ay problème dëgg signal bi en tout cas joxe nañ ko. mu ngi noonu bu ñu jógee foofu ñu dem ci tribunal des flagrants délits